jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu fukk ak juróom-ñaari soxna yi nga xam ne ñoom ñoo dippee seen bopp lingeer yu Sonko ñoom ñooñu nag daal nañ leen di déféré ca kanamu procureur liñ leen di toppee jamono yi nag moom moo di jalgati yoon waaye tam lépp lu ñeel wàllu trouble à l'ordre public daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo xam ngeen ne ñoom ñooñee nag ñu ngi leen tegoon yoxo ajjuma wile ñu weesu nag ca rek kanamu buntu makkaanuk seen ak jiit moom Ousmane Sonko di jiit bu Pastef mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr mu mel ne nag Amnesty International Sénégal nag mi ngi ñaawlu bu baax a baax teg yoxo wi nga xam ne ñu ngi koy teg yoxo moo xam activiste wala bokk ku bootu ci parti bile di Pastef moom Seydi Gassama li mu xamle moom moo di nag lépp lu ñeel wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal ku mooywul dina nasax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. Ce que le régime veut décapiter purement et simplement le parti PASTEF, veut démanteler ce parti pour pouvoir évidemment dérouler un agenda qui a tout l'air d'avoir été planifié, qui est en train d'être déroulé. Vous savez, même en Birmanie, où on parle de junte militaire dictatoriale, les citoyens manifestent aujourd'hui en respectant les mesures barrières. Les marchés sont bondés, les bus sont bondés, les amphis sont bondés, les salles de classe sont bondées. Et on dit aux gens, vous ne pouvez pas vous manifester, même en petit groupuscule, pour évidemment revendiquer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est un droit fondamental, sans lequel il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous ôtez aux personnes la liberté d'expression et la liberté de manifester, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Il faudrait qu'ensemble au Sénégal, au-delà des appartenances politiques, nous élevions la voix pour dire qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, on fait face à un régime qui, par rapport au régime précédent, n'a fait que serrer le boulon en matière de respect des droits et libertés. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Vous savez, si on avait une justice indépendante, aujourd'hui, il n'y aurait aucune crainte et même aucune contestation. On a l'impression que le régime veut décapiter purement et simplement le parti PASTEF, veut démanteler ce parti pour pouvoir évidemment dérouler un agenda qui a tout l'air d'avoir été planifié, qui est en train d'être déroulé. Vous savez, même en Birmanie, où on parle de... mbokki grève yi nga xam ne nag CUSEMS mi ngi ko doon amal wala bokk mi ngi koy amal ba suñu jon yàlla tey nag ñenn ci ay jàngalekat diwaan bu Médina nag bootuwuñu ci mbir mu ni mel donte li ñu xamle moom moo di ñu ngi indi seen ak njàppandal ki na xam rek moom moo di Abdoulaye Mbodj wala bokk Dame Mbodj lu ni mel nag mbirum politique moom moo ko lal ba tax itam dugaluñu ci benn yoon li nga xam ne rek moom moo di seeni ay yoxo ni ki tey ji ci suba Pape Fara Gningue ak Diafara Ba ñoom ñoo fa àndoon ngir daal di fay def ab reportage ñu seetaan. classe buñ ci dugg mu ngi fees dell ndongo yi di déglu bu baax jàngalekat bi ca Médina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk corps professoral bi ñoom topp ñu mot d'ordre de grève bi maanaam banque seeni loxo waaye ñuy ñaawlu bu baax kenn ci seen ñoñ mi ñu fekk ci biir classe am ñu jàpp ko ne lu munti def dañ ko waroon bàyyi ba mu génn. waaw loolu moom rafetlu wuñ ko sincèrement enseignant moom ak comme mu mënti doon boo koy jàpp war nga wormaal déjà fa mu nekk ak fa muy liggéeyee ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di ko dénoncer di ñaan yàlla mu bañ a amati wala buy amati tamit mu am ci anam ñoo xam ne dina xaw a dana jekk. mais nag am nañu lu nu naqari parce que ñu fekk benn jàngalekat ba ci biir classe am. ñu ñëw fekk ko foofu ñu jël ko loolu moom rafetul ak lu mu munti def tamit ak la mu def ba tax loolu lépp am rafetlu wuñu ko bu ñu sañoon ñu bàyyi ko ba après moom moo gënoon ñu koy fekk ba ci biir cours ñoom ñu koy jëlee foofu daal. jàngale dafa nekk métier boo xamante ni dafa noble voilà te enseignant bi dafa am image bu muy renvoyer à son élève donc le fait nga ñëw ci classe jàpp enseignant bi en plein cours. loolu vraiment jaaduwul te ñun naqarlu nañ ko. ñu bëri ci ñoom danoo taxaw ne mbiru Dame Mbodj moom taxut ñuy grève ndax loolu mbiru politique la li leen soxal daal moo nekk lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale. ak ñu yàgg yëpp dañoo am benn sacerdoce maanaam dañuy liggéey pour réew mi liggéey pour xale yi tey bu nu bàyyee sunu liggéey pour ñaxtu. ñi ngi ameel xale yi ay heure ñi ngi lekk loo xam ne bu weer bi dee buñ ko fayee ko lekk ko du baax si ñun. grève wuñu parce que bokkuñu syndicat xam nga jàngalekat yi kenn ku nekk dafa am benn syndicat boo bokk voilà loolu moom moo tax ñun demuñu grève. ñu jàpp ne xeex bi feneen la ndax li ñuy perte ci heure dafa bëri fexe avenir gone yi nu ñu mën a def ba mu yemb. metti nañu bu ñu sañoon ñu manifester mais aussi quantum horaire bi la ñuy bañ mu yàqu ndaxte heure bii daaw lañu gëjoon a jàng normal ba léegi nag comme perturbation yi bëri na ak situation sanitaire dëkk bi nu mu demee on a jugé nécessaire ñun ñu toog aussi bañ a suivre mouvement de grève yi. ñaxtu ko ñaawlu ko man dama jàpp ni école li mu tëj dafa bëri. te li mu tëj yàgg noonu tey man mënuma permettre sama bopp ma daal di bàyyi sama xale yi ne du ma jàngale parce que damay ñaxtu. ñu daal di jàpp ñenn ci seen ñoñ ku ci mel ni Dame Mbodj ak jàngalekat bi ci biir classe am
ñu bëri ci jàngalekat yi ñu dajal ñu ñaawlu li nu mel waaye nag nee na du tax ñu teg CREI yi bàyyi xale yi noonu rek ñuy taxawaalu. Pape Fara ñi nga xam nga ne Abdoulaye Ndoye moom mooy secrétaire général bu CUSEMS nag li mu xamle moom moo di du dàmboo ca képp dong moom moo tax ñuy amal wile grève mu di itam seen yeneen i ndaataango yoo xamante ni nag ñu ngi leen di teg yoxo saa su nekk bokk na ca arrestation wi nga xam ne amaloon nañu ko ca diwaan bu Podor ak itam Ziguinchor moom moomee yëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ndaw Chérif Dia. CUSEMS tey ci lundi 1er mars 2021 dañu dakkal jàng bi. bu 9h jotee lu ko waral mooy dañu gis ni ñu ngi naqarlu ay citoyens yoo xam ne rawatina jàngalekat ñu ngi leen di jàpp di leen tëj Podor suñu xarit bu ñu naan collègue Samba Tall jàppoon nañ ko fi Bonna jàpp nañ fa suñu collègue monsieur Badji Cabrousse Jean-Michel Biaye di prof de philo booboo gën a doy waar dañ ko fekk ci biir école am ci biir classe am jàpp ko ci kanamu élèves yi loolu muy dañu violer franchise scolaire yi te loolu day nasaxal day ternir image u jàngalekat bu ci mujj mooy camarade Mbodj boo xam ne dañ ko jàpp bu ñu boolee loolu lépp ñu ne nag lu ëpp tuuru te loolu ñun mënuñu ko nangu ndax charte réew bi moo may citoyen bu ne nga am sañ-sañ wax li nga xalaat doxu ñaxtu ci dal ci jàmm. ñu respecté ndongo yi nga xam ne Dame Mbodj moom moo leen di jàngal nag lu ñu mel di gis-gisu directeur bu formation chargé ak itam communication bu ministre de l'éducation nationale moom Mouhamadou Moustapha Diagne nag li mu xamle moom moo di dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax élèves yooyee nag ci lépp lu soxal seen njàng ak itam waxtu yi nga xam ne jamono yi nag ñu ngi koy ñàkk ay kàddoom mi ngi koy yëkkati dénk ko Cheikh Anta Diop ak Seylatir. waaw ñun li xamante ne bii ñun bëggoon nañ ko xam bëggoon nañ ko comprendre Sénégal yëpp aussi bëgg koo comprendre mooy lu tax problème boo xam ne problème privé la nga xam ni ñaari sénégalais dañoo nekkoon ci salon de massage ba am fa problème boobu war a dem tribunal loolu lan moo ci yoon école waaw bu fekkente ni bii nag problème privé boobu dañ ko politiser bokk mel ni Dame Mbodj ñu jàpp ko ca ku ne xam nañ jàppuñu ko parce que dafa am grève jàppuñu ko parce que dafa am préavis de grève jàppuñu ko parce que da doon taxaw pour ak yelleefu jàngalekat yi mais dañ koy jàpp parce que da doon def politique donc de ce point de vue là ñun xamuñu lu tax école bi véritablement war a ñëw ñu war ko tëj suñu classe parce que simplement jàpp nañu Dame Mbodj boo xam ne da doon def politique donc syndicat yi nga xamante ni mooy GRV nga xam ne dañu déclaré journée noire tey mais damay wax ni grève boobu am na loo xamante ni bii du mot d'ordre syndical mot d'ordre politique la. waaw bi ko ministre de l'éducation nationale moom Talla yégee ni am na jàngalekat bu ñu ngi ko jàppee ci l'école bi immédiatement def na li mu war a def ndax waxtaan na ak son homologue bi ministre des forces armées puisque gendarmerie la waxtaan ci ak moom parce que l'école aussi lieu daanaka lieu bu sacré la donc ministre des forces armées nee na jox na ay garantie que lu mel noonu incha allah dootul am ci l'école bi te pour jàpp nañu loolu rek moo ci am solo ndax de temps en temps ci ay mbiru sécurité xam nga yu mel noonu day xew mais vraiment ministre des forces armées taxaw na donc wax ni loolu moom dootul am ci l'école bi. waaw ñu wax ci leneen mbokk yi di ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo bëggoon taal makkaanuk député bi di Seydou Diouf naam yàqu-yàqu ya bariwul waaye itam député boobee nag amal na aw plainte daal di koy jagleel almaxam ñu teelu reportage bu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ay butéel yu ñu sol essence ak jox taal ko sànni ko ci kër député Seydou Diouf ay ndaw ñoom ñoo amal lu ñu mel démb ci guddi rek laata lii di waxtu couvre-feu bi mu doon ay ndaw yoo xam ni xuppoon nañ ne dinañu amal lu ñu mel dagaay nag taxu koo am solo lool waaye jëf ji kii di parlementaire bi ñaawlu na ko sax gannaaw ba mu annoncé ab plainte contre X ñu fàttali ko nag ay bés yi ñu génn ci ñaari yoon nag ay ndaw yoo xam ni dañoo nëbb seen xar kanam taaloon nañ ay pneu ci lii di route nationale numéro 1 bi gàllankoor dem beeg dëkk bi ci ay manifestation yoo xam ni daanaka police tas na ko ci lu gaaw. Ousseynou police moomee daal dinay ubbi aw l'enquête ci woowule wàll donte jamono yi may wax ak yéen mbokk yi jàpp guñu ci kenn waaye jàpp leen ni itam ne l'enquête ba mu ngay wëy
ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bu ñu door yi la jotaayu xibaar di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne boobu ak léegi lu tolloog juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci daal di ñàkk seen bakken ni ki démb lu tolloog juróom-ñetti nit itam daal nañuy toftalu ci woowule lim junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay tests yi nga xam ne def nañu ko duñu sori dañuy dem ca ministère de la santé fekk fa docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi. ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn test yi ñu def ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire. ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar si malade yu entré woon hôpital wala ak ñi nga xam ne dañ leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu génn ni ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan li war a faj mbas mi ci mim réew di ñàkk mi nag mu mel ni diwaan bu Thiès ñi nga xam ne ay waylaago lañ nag am jafe-jafe ci wàllu dox li ñu xam le moom moo di jamono yi nag bëgg nañoo ñàkku ji waaye tam ay jafe-jafe la ñu am ba tax rek mënuñoo amal lu ni mel seen ak ñaxtu ñu ngi ko yëkkati dénk ko jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu artisanat moom docteur Pape Mamadou Ndiaye ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. way laago yi rawatina ñi nga xamante ne seen ab dox dafa metti lool ñoom jamono yi nag fii ci diwaanu Thiès jóg nañu ngir ñaax seen yeneen i naataangoo way laago ñoom ñëpp nag ñu bokk ci campagne ñàkku bi ñi amal ñoom seen jëmi bopp nee nañ bëgg nañu képp kuy handicapé di nga ñàkku ci réew mi. ñuy ñaan vaccin bi nga xamante ni ñëw na je lance un appel à toutes les personnes en situation de handicap ngeen dem vacciné wu parce que keneen ni sangul sa taar la bëgg bu ngeen vacciné wu di ngeen aar seen bopp. aar seen njaboot aar seen entourage. docteur Pape Amadou Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji yor wàllu artisanat ak lu jëm ci wàllu transformation dikkoon fii ci kër gi nga xamante ne moom la ñu jagleel way laago yi gën nañ leen a ñaax ci ñàkk yi te it nee na lépp lu ñu mën de dinañ ko def ngir jàppale way laago yi. vaccin du tey la fi door yàgg nañ ko def Sénégal xam na vacciné poliomyélite suñ koy wax ñun ñii toog fii ci centre handicapé xam nañ luy poliomyélite. ndax li mu indi ci coono ak li mu indi ci fitna ci Sénégal su du woon vaccination bi kon tey jii ñu bare ba tey seeni doom ñi ngi koy am. histoire wax na dellu siwaat na pour que nit ñi daal dem vacciner ji mais yéen lii ngeen def jóg wër Sénégal di waxtaan ak seeni mbokk di waxtaan ak nit ñi loolu la président bëgg. docteur Pape Amadou Ndiaye na nag way laago yi na seen xel dal njiitu réew mi sax nee na ci weer yi di ñëw képp kuy handicapé di nga jot sa carte d'égalité des chances. wàllu ñàkk mi ba tey ca beneen ab diwaan bi la yoon nag du Thiès diwaan bu Bambey moom député bi de di Aïda Mbodj li muy sàkku moom moo di képp koo xamante ni nag am nga ay ndombal tànk fii ci mim réew nga daal di ñaax saw askan ngir rek ñu daal di dem ñàkku ji ngir rek jàngoroy coronavirus mën a jóge fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu reportage Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. honorable député Aïda Mbodj toppul yeneen député yi nga xam ne seen ñàkk ñu ngi ko defee ci assemblée nationale moom de ci district sanitaire bu Bambey lan ko ñàkkee mu ne lii dafa am lu muy wone. def nañ lu nekk waaye xamkat yi yëpp te mbir mu nekk surtout mbiru feebar ki xam da cee am solo. ndaxte alxuraan wax na ko kilifa yi mag ñi wax nañ ko docteur yi dañu am seen kàddu nag ak li nga xam ni gëstukat yi moom la ñu wone moo di mbir mi daj àddina yëpp di feebar boo xam ni lu ñu bett la xamuñu ko li ko fi mën a jële rek mooy ñàkk kon nañu ñàkku te wóolu ñàkk wi. wane na ko wante mu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi ñu def ni moom ndax feebar bi mën fee jóge. te lu ma ànd ak opposition bi bis bu ñu waxee dara lu ñaaw ci ñàkk bi man mi may dal ci seen kaw ministre bi du ci dal ndax carte ñu joxuñu bu ñu nee jóg leen ñu jóg di ñu wéttali di dugg ci oto yi ngir sunu bakkan
te du ñu toppatoo bakkanu nit ñi du ñu toppatoo wérgu yaramu nit ñi du ñu sàmm seen wérgu yaram. waa kër docteur yi de lii lu baax la ci seen campagne de communication bi nga xamante ni danoo bëgg nit ñi ñëw ñàkku docteur Dieynaba Kane moo jiite district sanitaire bu Bambey. honorable député madame Aïda Mbodj mi ñëw di ñu jàppale ci sensibilisation bi ñu nekk di def pour askan bi ñeme vaccin bi xam que ne vaccin bi dafa ñëw pour aar. vaccin bi amul benn effet secondaire. ba fi ñuy wax nii Bambey ñàkk na juróom-ñetti téeméeri nit yoo xam ne nii ci kër docteur la ñuy liggéeyee ñu fàttali ne département bi mu ngi jotoon junni ak juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ne nii lañ fi war a ñàkk. fii ci Ndakaaru itam porte-parole bu xalifa général des Layènes itam daal dinay amal lu ni mel gis ngeen ko noonu naka noonu itam ba mu noppee ci ñàkk woowee nga xam ne mi ngi ko doon amal mi ngi sàkku ci taalibe yi ak képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci mim réew nga daal di amal lu ni mel ngir rek ñun ñëpp ñu bokk xeex li nga xam ne rek moom moo di waame mi fii ci réew bu Sénégal. ñu wax ci leneen mbokk yi di kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb ñi yëngu ci wàllu njënd ak jaay li ñuy xamle moom moo di waxtu wi nga xam ne ñu ngi koy ubbi marché yi wala boo ko di ko tëj gis ñu ci benn yoon seen ak bopp ndax itam seen i ay gafaga jamono yi nag néew na mu daal di fees ñu ngi xamle lu ni mel ginnaaw bi ñu doon amal aw tournée de sensibilisation doon wéy di ñaax askan wi foofee nga xam ne moom moo di ca marché bu Thiaroye Ndongoka ak Modou Diop ñooñu fa teewaloon ñu seetaan. muy heure de travail yi nga xamante ne ni ñu ngi koy tëj suñu marché yi te mooy 18 heures ak couvre-feu bi loolu rey na économie marché yi rey bu méttee ba tax na ñuy tàllal loxo autorité yi pour ñu revoiraat loolu parce que bañ koy def dañoo wax ne dañ koy def pour wàññi cas yi ak wàññi feebar bi waaye gis nañu ba léegi wax dëgg yàlla yëf yi dafa gën a wulee ñaay loolu moo tax ñun ñu amoon ay xalaat pour bëgg autorité bi jël ay matuwaay ñun ñu defal suñu bopp geste barrière yi ñu bàyyi ñu ñuy liggéey temps plein loolu moom lu ACIS bëgg la te mi ngi koy ñaan maa ngi wax ci sous contrôle lu secrétaire directeur exécutif monsieur Omar Cissé mi ngi nii à mes côtés su fekkee ñu ngi tëj marché bi 18 heures te ñu jàppoon ne lii tax ñu di ko tëj te loolu continuer di am ba tey dañoo war a toogaat xoolaat waxtaanaat loolu moo waral d'ailleurs ACIS génne ay moyens daat ne moom xeex bi da koy jëlal boppam dootu ci xaar gouvernement loolu moo waral ñu jël ay moyens jël ay masques di sensibiliser nit ñi di ko def léegi nag li ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñu liggéey heure plein. njiit bu chambre de commerce diwaan bu Kaolack moom moomee nag mi ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi bokk na ci li ko waral daal di def ab taxaw seetlu ci loolee nga xam ne nag ñu ngi koy yëngu naka noonu itam moom Serigne Mboup nag di ñaalu bu baax a baax ana lan moo tax jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ak njaay fii ci réew bu Sénégal ba mu ñëwee ca wowle diwaan ow leen rek ngir ñu amal ab waxtaan xool ana nan la ñuy def rek ba daal di juyantiwaat ca loolee nga xam ne moom la ñuy yëngu dañuy teewlu ay kàddu ko Serigne Mboup Ibrahima Jàmme ak Fally Gueye ñoom ñoo ko taataan. waaye dama yaakaar ne chambre de commerce du tax ñu installé ko ci dëkk c'est pour que moom bu l'état di def projet pour chambre de commerce yi mu mobiliser opérateurs économiques yi muy agriculteurs yi industriels yi muy transporteurs yi muy ñëpp pour que ñoom tamit ñu joxe ci seen xalaat sinon dañuy jël xaalis public muy xaalisu maire wala dara def ko fenn ba pare kenn du ko exploiter ña koy def nag xëy na ñoo xam lu tax ñu koy def xëy na la ñuy jiital mooy lañ ci war a mën a am pour pare wàcc ko tëj ko amul benn sens moi je pense que ci loolu état bi war na ci kii loolu je le dis clairement sans démagogie. état def na investissement yu bari ci ay sites industriels ci ay endroits ci ay garage ci ay lu mu mënti doon économie lépp dafa tëju parce que li ko def mooy bañ koy tabax woowuñ ña ko war a def te dañu wax ne. ci français moo wax tout ce que fait pour moi sans moi et contre moi dañ koy féliciter dañuy féliciter loolu bu amee suñu bëgg-bëgg la parce que ñun ci suñu programme sax liñ ci def mooy dañu bëgg buñ paree l'équipe municipale dañ koy choisir par rapport zone yi par rapport compétence yi ba ëllëg du dañ naan loo soxla da ngay dem mairie da nga mën a nekk sa gox bi nga nekk nga mën ko fa am pour am les services municipaux.
jàmm daal di des ca diwaan bu Casamance lu ni mel nag di bëgg-bëggu organisation société civile ca woowule diwaan ba tax itam ñuy sàkku ci nguur gi ak itam MFDC ñu daal di toog amal ab penco daal di waxtaan ci li nga xam ne moom moo di seen ak biir ngir rek lépp loo xamante ni du jàmm mën a wëy ca diwaan bu Casamance ginnaaw itam aw ndaje woo xamante ni amaloon nañ ko ngir daal di càmbar lu ni mel ñu teewlu ko yoroon seen ak kàddu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. ñu ngi ñaan MFDC ñu xool ci seen biir kan moo leen di jiite pour mun a dem waxtaan ak nguur gi ñu ngi ñaan MFDC nañi nu ñu waxoon que dialogue boobu ñun gëm nañu ko ñu continuer ci loolu mu am waxtaan bu leer bu dëggu. ñu ngi ñaan gouvernement du Sénégal seen tànk bu ñu amoon ci tubaab ñu koy wax afficher une volonté politique. ñu liggéey pour que jàmm bu gën a yàgg mu am fii Casamance à travers le Sénégal ñu ngi ñaan nañuy jël seen option bu njëkk bi maanaam dialogue bi négociation médiation bi comme lu nga xam ne mooy indi jàmm mooy saafara fitna bi am fii Casamance. les partenaires du développement maanaam ñu jàppale action yu nga xam ne ñooy promouvoir waxtaan gi. ñuy jàppale activité yu nga xam ne ñooy jàppale waxtaan bi négociation beneen bi ñu renforcer ñun ñi nekk di liggéey depuis ay at. mbokk yi maa ngi leen ko doon wax sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar ca université Gaston Berger ba nekk ca diwaan bu Ndar foofe nag addu kalpe ya ñoom ñoo leen sonal ba tax ndongo ya fa nekk mënuñoo jàng ca seen teeyuk bakken ba tax jamono yi nag daal nañuy bank seeni ay yoxoo ci diiruk ñaari fan li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di gestu ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage. si lu matul ñaari semaine ñuy nemmeeku ci université Gaston Berger bu Ndar ay étudiants yoo xamante ni la leen di agressé ak ay armes blanches loolu nag nekk loo xamante ni lu doy waar la bi ci mujj démb na ci université Gaston Berger bu Ndar ci sànnaar moom étudiants yi jamono jëlee dañu tiit jàq ñoom nag li ñu daal di wax jëm na ci wàllug ñi nga xamante ñooy kilifa yi ñu jàppale leen bu dul loolu beneen jafe-jafe mën na fa am. doy na waar trop de voilà ñoo ko déggandoo démb rek am na benn cas bu am voilà. benn gars agressé nañ ko violemment waaw te ñi ngi ñaan autorités yi pour ñu ñëw régler problème boobu noonu parce que fii dañ fi ñëw pour jàng déjà voilà bu fekkee nag dañuy ñëw di jàng te on n'est pas en sécurité là ça devient problématique. kay li may wax kilifa yi mooy que ni ñu xool ay mesures yu ñu adopté pour éviter yenn agression yi xam nga université bi dafa rëy vu que université bi dafa rëy. te état bi moom il s'en fiche carrément de ces problèmes. ci seen i gis-gis lile lu metti la ndaxte ay ndong di jàng ñu leen di agressé mën na yàq seen i xel ràcc ca dool itam nit mën na ca faatu. du n'importe quoi mais étudiant bi ngay agressé yorewul dara yorewul benn carte benn ticket la yore boo xam ni pour dem resto añ booy nangu ci booy jël ci moom loo jël ci moom xanaa seen portable am ak ordinateur boo xam ni ci la def ay données te di siy liggéey. ci jafe-jafe boobu nga xamante ni am na ak ndongo yi na nga xamante ni noonu la leen di agressé te coordination des étudiants bu Saint-Louis daal di décrété ñaari fan yoo xamante ni duñ ko jàng ñetti fan yoo xamante ni itam dañuy def ngénti tubaab mu nekk nag lu metti ci université Gaston Berger bu Ndar ndaxte étudiants yi ci bare naqaru nan agression yi nga xamante ni moo fay am jamono ji. jërëjëf Ousseynou cant ak ngërëm ñal na la mbokk yi xibaaru biti réew dañ koy dooree diwaan bu France foofee nag lépp lu ñeel wàllu accusation nag ci lépp lu ñeel wàllu trafic d'influence nag justice française ba daal nay indi dogal wi nag ci ki nga xam ne moom moo fa nekkoon njiit bu réew moom Nicolas Sarkozy jamono yi nag daal nañ koy tëj ñetti ati kaso mu mel ni nag benn at bi lay tëj ñu ngi koy toppee lépp lu ñeel wàllu corruption ak itam trafic d'influence bu ñu jugee ca diwaan bu France ñu dem ca Ghana foofee nag ka nga xam ne moom moo fa nekk njiit bu réew nag am ci lu tollook juróom-ñaar fukki at ak juróom benn nag daal nay jiite li nga xam ne moom moo di ñàkk wi ku nekk xam nañ nag ñoom ci seen bopp jot nañ nag dose yi nga xam ne moom moo war a mën a tax jàngoro coronavirus daal di nasax ca moomu réew naka noonu itam muy sàkku askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo diwaan bu Ghana ñu daal di amal mbir mu ni mel
bu ñu fa jugee ñu dem fa nga xam ne moom moo di ca Espagne wax ci wàllu football nag mu mel ni ay arrestation yu bëri daal nañ koy nemmeeku ni ki tey jii nag police bi daal nay def aw opération ca siège bu FC Barcelone nag ginnaaw ay fan mi ngi nii nag des ci li nga xam ne moom moo di élection mu ñeel présidence bu club ba nag jamono yi nag ki nga xam ne moom lañ rek tegi gët nag di ki nga xam ne moom moo fa nekkoon njiit di Josep Maria Bartomeu bu ñu sukkandikoo nag ci ay way taskatu xibaar yu bari yoo xamante ni ñu nga nekk ca diwaan bu Espagne mbokk yi ñu jàll ci leneen nag di li yéenekaay yi xëyee niki tey jii. jëf fan la Ousmane Sonko toll tontu li mi ngi ci xët mu njëkk journal Les Échos ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne li tax ba ñu dindee mbalaanum kiirlaay Ousmane Sonko keroog àjjuma ci assemblée nationale boobee ba léegi déggaatuñu ci dara moo di juge bi 8e cabinet bi yore dossier bi jotagul këyit wu koy firndeel ne assemblée nationale dindi na immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te li fekk jotul loolee du mën a convoquer Ousmane Sonko loolee nag mu di leetar bi te juge bi avancé journal bi nee nañu tey jii ca la ko assemblée nationale war a jébbal ministère de la justice moom it mu jottali ko juge d'instruction bu 8e cabinet bi bu ca jotee ca lay soog a mën a convoquer Ousmane Sonko source nañu moom jiital parti Pastef gi di Ousmane Sonko ak li mu wax ne fenn la demul loolee bu ca delluwul gannaaw bu ñu ko tegee loxo bu boobaa yëf yi du sedd ci moom ndax kaso la ñu koy yóbbu dañu koy mandat dépôt directement Le Quotidien ñoo coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na benn policier ak benn gendarme bu ñu ci jàpp ba jébbal leen brigade prévôtale li ñu leen di tuumal moo di nee nañu dañoo nekk ci biir gendarmerie ak ci biir police bi di fa jëlee xibaar di jox Ousmane Sonko bu weesoo ñooñee ñu tuumal ba tëye leen Le Quotidien nee nañu am na yeneeni policiers yoo xam ne ñoo ngi leen di surveiller libération nañu jàpp gi ñuy jàpp ñiy jàppal tànk Ousmane Sonko yëf yaa ngay gën di law di gën di wéy ndax ci diggante àjjuma ak samedi bi weesoo jàpp nañu ci ñoom lu mat ñeent fukk ak juróom-ñaar ba ñëw nga ña garde à vue am na ci ñoom ay étudiants ab chef d'entreprise ay délégué médical professeur français ay agent yuy liggéey ca Sénélec ba ci ay commerçant jàngalekat bii di Dame Mbodj libération nee nañu moom it jàpp nañu ko moom ak Abdou Karim Gueye xurum xaq ñi ngi leen teg loxo keroog samedi ci place de l'Indépendance ci manifester yu coalition du peuple organisé woon ci amuñu ci autorisation Dame Mbodj mi ñu jàpp libération nee nañu moo waral kuréelu syndicat jàngalekat yi di GV bëgg a yëglu li ñu fas yéene moo di du mooyu njàng mi ngir di ñaawlu jàpp gi ñu jàpp Dame Mbodj ak yeneen i jàngalekat yu ñu fi jàppoon bu yàggul loolee la ñuy jébaane li Ousmane Sonko di wax ak a jébaane mu di complot bu mu ne moom la ko ñenn ci ñu nekk ci état bi def ci mbirum Adji Sarr Sud Quotidien nee nañu ci ñi fare ci nguur gi am na ñenn ci ñoom ñu ci indi ay tont bokk na ci ñoom honorable député Abdou Mbow mi xamle démb ci rajo Futur Média ci émission bii di Grand Jury ne APR am na yeneen yitte yu dul di complot ma Samba wala ma Demba Seydou Gueye nañu du APR te du état bi amul kenn ci ñoom koo xam ne taqe nga baa nga laale ci coowal mbës mi docteur Momar Thiam dip spécialiste ci wàllu communication xamal waa Sud ne am na ñoo xam ne ngir bëgg lu neex seen kilifa dana tax ñu jóg def loo xam ne kilifa gi santu leen ko du yëg du tiin niti diine yi jóg ci seen coobarey bopp ngir dox tànki jàmm ci coowal mbës mi l'observateur nee nañu demoon nañu seeti Ousmane Sonko abbé Jacques Seck la Mame Matar Gueye imam Youssoufa Sarr ak imam Cheikh Diop ba ñu demee cité kër góor gi kër Ousmane Sonko la ñuy waxtaan ak moom am na lenn lu ñu ci L'Obs wax ba wax ñu ne ginnaaw seenub gisee ak Ousmane Sonko war nañu gisee it ak xale bu jigéen bii di Adji Sarr la Sénégal nañu abbé Jacques Seck ak Mame Matar Gueye demoon nañu ca kër Ousmane Sonko ngir doon dox tànki jàmme ci coow li ñeneen ñu demoon seeti Sonko ngir doon ko wan seenu jàppale la Sénégal nee nañu ñoo di Mamadou Diop Decroix Bougane Gueye Dany ak Habib Sy Vox Populi nañu ñooñee demoon kër Ousmane Sonko naan dañu koy jàppale ndaw yi APR yi yàkk nañu leen musiba ak mbelengaan muy Aïda Mbodj di Diop Decroix ba ci Alaaji Malick Gakou jeune républicain yi mu di waa COJER ak ñu àndal nee na ñooñee ñëpp li ñuy def jëfi fimiste la Seydou Gueye nii ci xët mu njëkku li quotidien mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko li ci war ñëpp moo di bàyyi yoon di justice mu réglé ko ñàkk di vaccin yi Sénégal doon réglé ci initiative COVAX Soleil national nee nañu léegi tey suñu réew di Sénégal jot ca wàllam ne Sénégal yi yegg si nañu démb ba ñu teg leen ci loxoy ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr àllarba ji di ñëw nag ca la ñuy jot lu toll ci 324 000 doses vaccin yu AstraZeneca yi war nañoo yegg si ci réew mi vaccin AstraZeneca wala Sinopharm bu mu ci mën di doon professeur Moussa Seydi dip infectiologue mi ngi dalal xelu askan wi ci xët mu njëkk réew mi quotidien yëral journal bi nee na ñàkk di vaccin yu ñuy def ngir aar askan wi ci coronavirus bi waree su ci am xel ñaar xel a ngay bëgg a teey ci kan mooy jiite confédération africaine de football record yéene kay xëy ñu xamal ne ca Rabat ga ca Maroc ñi séq footballu Afrique bi wax nañu fa ba yeewat protocole de Rabat la ko record yéene kay xëy tudde ba xamal ñu ne la ñu fa wax ba tënk ko yeewat ca moo di Motsepe bu Afrique du Sud la ñu bëgg a jël def ko président confédération africaine bu football maître Augustin Senghor ñu def ko premier vice-président Yaya ñu def ko deuxième vice-président waa ji di Anouma moom du ca bokk nañu bokk daje ji ci lamb ji sunu lamb xëy nañu xamal ne atum yàlla gannaaw bu ñu tëjee arène bi dina tijji tey ji benn fan ci weeru mars. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye.